bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëral cant ak ngërëm population Mbourkat li waral suñu taxawaay fii si Mbourkat élection locale yi weesu population route de Dakar 2 ñu toll si 600 familles sollicité ñu pour ñu sampal leen dox si ndimbalu yàlla ak suñu borom ñu defal leen ko yéen population Mbourkat ngeen dégg ko ñu nekkoon si campagne doon sàkku mairie bi far yàlla ak dogalam dénkuñu mairie bi ñu santee ko suñu borom bi ngeen ma sollicité ma ne leen am mairie ñàkk mairie du waa SDE bi nga xamante ne mention spéciale lañ leen di defal waa Sen'Eau ngir seen xarañte seen taxawaay ak liggéey gu mucc ayib bu ñuy xëy di sosoo di ko def guddi ak bëccëg pour askanu Sénégal bi ñu waxtaanee ak seeni technicien ñu ñëw defal ñu rapport ñu def rapport bi mu toll si 5,600,000 ngeen ànd ak ñoom ñëw waxtaan ak ñun muy population Mbourkat pour ñu dimbale leen ma ne leen am mairie ñàkk mairie suñu borom wërsëgal na ma talam am yéene naa ko askanu Thiès ma ne leen ma gagné ñàkk a gagné li ma digle yéen incha allah rabbi dinaa ko def waaye nag dafa fekk jamono adduna ñi dañuy nangu ñi dañuy bañ mais ndagalu suñu borom kenn mënu si dara man ku ma xam-xam ne su ma la nee damay dee jàppal ne damay dee su ma leen ne alal neex na trop 5,600,000 du dërëm du ñaar dërëm du ñetti dërëm waaye ay millions la waaye ma jàpp ne askanub lëmb bu ñu dajaloo yaakaar la mënuma lu dul sukkandiku suñu borom yombalal leen ko ma faylal leen ko weddi gis bokk si la preuve waa SDE seen xarañte indil nañ leen ci yi donc ñun duñu def politique politicienne askanu Thiès moo ñu ñor te lépp lu ñu yor fas yéene nañ ko bokk ak yéen waaye lépp si dal ak yar lañ ko fas yéene def si kàttanu yàlla suñu borom su neexee yàlla suñu borom élection yii ñuy dugg duñu wax ju ñaaw duñu sosal nit duñu wax it loo xam ne gëmuñu ko waaye nag am nañu sañ-sañ taxaw ngir nekkal fi askanu Thiès nekkal fi askanu département wu Thiès nekkal fi askanu Sénégal parce que moo ñu tax a jóg jot na ñu soppi xar karamu Sénégal waaye yor sa parti politique di yee fitna yor sa parti politique di sos yor sa parti politique di faat ay bakkat je pense que loolu du dëgg du yoon man day chef de parti politique la parce que maa jiite Union pour une nouvelle république ñu dem coalition ànd si le président Pape Diop mi jiite coalition Bokk Gis Gis Liggéey ñëpp xam ko si xarañteem ñëpp xam ko si jàmbarteem ñëpp xam ko si dëgguteem ñëpp xam ko si xarañteem ak bëgg bu mu bëgg Sénégal ndax jaar-jaaram wane nañ ko tey ku dugg Sénégal jaar Ndakaaru Njaay di ko jaawale Paris ñëpp xam nañ ne liggéeyu nit ku sell kooku la muy Papa Diop nekk na fi président Sénat nekk fi président assemblée nationale te kenn mënu su ko dégg mu yëkkati kàddu gu ñaaw jiital ko si doomu Sénégal donc Sénégal jot na ñu jël ko ku mel noonu jox ko majorité à l'assemblée nationale ñu mun a liggéey soppi xaru kanamu Sénégal man ku ma xam ne Sénégal ma tax a jóg le salaire de député m'importe peu ku fay ay millions fayatu ko ay nit di leen ko dimbale te yàlla tax xam ngeen ne salaire u député taxuma jóg man askanu Sénégal moo ma ñor parce que jot na ñu am des institutions fortes maanaam ñu respecter institutions yi respecter la police respecter la gendarmerie respecter les militaires les paramilitaires et autres parce que jot na tey ñu am une justice forte li ñu koy may mooy ñu jël ay ndaw ñu xarañ ay ndaw ñu bëgg Sénégal ñu teg leen fa ñu doxal ñu soppi karamu xarkatu réew mi waaye nag bu ñu jàppee ne dañu war a yee si fitna ku amul bilan moo yee fitna ku amul programme moo yee fitna waaye ku munul defar ab liste nar ngeen ko munee jox
majorité à l'Assemblée nationale kon nag jot na Thiès waay xippi seeni bët jot na département wu Thiès xippi seeni bët la preuve ñi ngeen jox mairie yi ci Thiès commune yi dimbalew ñu leen ba fête bi jotee dañu taxaw seetlaa leen parce que amuñu vision mënuñu doxal ma leen di ñaan ngeen jox ñu une majorité à l'Assemblée nationale ñu mën a doxal ci kàttan yàlla suñu borom bulletin bi suñu bulletin ngi nii may ñaan ngeen xàmmee ko muy couleur bleu bi ak doomu taal bi photo le président Pape Diop nekk ci may ñaan askanu département Thiès jot nañu changer xar karamu assemblée nationale jot na département wu Thiès gis seen bopp parce que askan gi sonn nañu mbuurkat gi ma nekk laaj ngeen ndox waaye xam naa ne soxla ngeen éclairage public dëgg la lépp lu nit di soxla ci kër mooy ndox waaye nag su ngeen amee ndox te quartier yi lëndëm je pense que amul sens kon jot na ñu électrifier Mbourkat ak li ko wër jot na ñu électrifier it département bu Thiès mais li leen kay may mooy au soir du 31 juillet ngeen takku ba dëgër taxaw balay 18h coalition bokk gis-gis liggéey am majorité fii ci Thiès kon nag maa ngi koy ñaan département wu Thiès ci kàttanu yàlla ak yërmandam jël naa ay matuwaay parce que la ma waxoon laay dëggalaat tey parce que sabotage amoon na ci administration territoriale bi su ma nee administration territoriale bi amoon na sabotage mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bureau de vote yi ñëpp xam nañ ne Thiès bi ñuy ndërmal liste yi man la sama dossier njëkk a pare ma déposé ko kon sama bulletin moo war a jiitu ci table yi mais dañ jël nëbb ko yi ñu puus ko ba mu waral score gi ma amoon ñëpp xam nañ ni Sénégal ba mu daj suñu coalition bokk gis-gis liggéey te président Pape Diop jiite ko ñoo njëkk a pare ñoo njëkk a déposé ñun la ñu njëkk a accepté kon bureau de vote yi suñuy bulletin moo war a jiitu même Thiès département ba ñuy distribuer ba ñuy déposer liste mandataires yi ñun suñu coalition moo njëkk a pare parce que suñu xarañte ak suñu professionnalisme moo ñu ko may ma ne nag je m'adresse fii au ministre de l'Intérieur qui est garant de ces élections man jàmm laay woote jàmm jooju laay dox waaye nag ñi yore Sénat yi fii ci département wu Thiès yore élection yi la amoon ci élection locale yi du am Thiès parce que du ma ko nangu la may wax nag fii laa koy waxee bis bu amee danaa bloqué wu les centres de vote ça je le dis ici ce ne sont pas des menaces waaye nag lu amoon dootul amati nañu jaarale mbiri ci yoon ñun la suñu bulletin njëkk a pare ñun la suñu dossier njëkk a pare ñun la ñu njëkk a accepté kon centre de vote yi suñuy bulletin moo war a jiitu ci bureau de vote yi su jiituwul nag dinaa bloqué wu les centres de vote lii je le dis ici dinaa ko wax devant les instances dinaa ko wax devant le préfet du département de Thiès et j'interpelle directement le ministre de l'Intérieur qui est le garant des élections la ma wax nag la amoon ci local yi du amat ci département wu Thiès danaa jël samay métuwaay man nag jàmm laay woote jàmm jooju nag nañ ma ci dimbale bu dee fula la nag kenn ëpp ma ko bu dee xeex la gëm naa ne Thiès kenn daa ko ma xeex wala Sénégal la may wax nag danaa ko wax fii ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome yoo laay waxal ñin yore élection yi fii ci département wu Thiès na nga leen jox des instructions fermes samay bulletin mooy jiitu sama benn bulletin du ma nangu ñu koy nëbb wala ñu koy redresser sur 8e plan je ne l'accepterai pas si vous le faites je le jure devant Dieu je bloquerai les centres de vote ici au niveau du département de Thiès ça je vous le dis et nous n'accepterons plus je dis bien qu'il y ait des sabotages ce qui s'est passé lors des échéances municipales mes bulletins ont été sabotés par l'administration territoriale et je le dis et j'interpelle le ministre de l'Intérieur je ne l'accepterai plus nous avons les premières à déposer notre liste a été les premières à être acceptée je n'accepterai plus ce sabotage-là et j'interpelle directement le ministre de l'Intérieur mes bulletins Inch'Allah Rabbi seront devant à défaut je bloquerai tous les centres de vote du département de Thiès et si je vous le dis sachez bien que je le ferai et personne ne dit bien même les forces de l'ordre ne nous retiendront pas Inch'Allah Rabbi et je vous remercie. tey jii fii
balaa may tàmbali damay remercier le président Mamadou Lamine Massaly dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax waa Mbourkat mu nekk nit ku baax nit ku fonk mbokk nit ku fonk diine nit ku fonk ay dëkkandoo bi ñuy choisir tête de liste département bu Thiès moom mu ngi fa woon mënoon na ko jël mais avec sa grande personne sa modestie mu bàyyi mu ni sama rakk laa koy jox parce que sama rakk la dinaa ko boot dinaa ko uuf dinaa ko won naka la ba ñu dem assemblée nationale incha allah représenter le département de Thiès. Merci président ci confiance bi nga am ci man ci engagement bi ak détermination bi ba bi ñu waxee département de Thiès nga tànn Samba Thiaw bu Fandène. Merci président tey nag dañ fay ñëw président man xam naa ne politique indiwu la fi mais man politique moo ma fi indi parce que da nga defal waa Mbourkat loo xamante ni ñu ngi ko doon seenu ay at ñu bëggoon ndox yow nga indil leen ndox te yàlla tax xaaroo ci dara mais man en revanche man dama ciy xaar dara lu ma ciy xaar mooy waa Mbourkat ku leen dig añ bu la joxee ndekki na nga ko gëm yaakaar naa jox nañ leen ndekki de te añ bi nag mu ngi ñëw añ bi nag li koy firndeel mooy da ngeen voté la coalition Bokk Gis Gis mooy coalition bu baax bi nga xamante ni moom moo war a taxawal assemblée nationale xeexal askan wi nekkal fi askan wi nekkal fi population bi dafa am loo xamante ni dama koy faral di wax ñun duñu ay politiciens su ma waxee politicien nag je fais allusion à certains politiciens ak yenn discours ñun dañoo bëgg a dundal politique mais bëgguñoo dunde politique te firnde bi mu ngi nii koo xamante ne wax nga ko lii laa soxla balaa ñaar ak ñett di ko yëg mu lijjanti la ko ñëw tegal la ko yaakaar naa kooku bu la nee fal ma dem assemblée nationale représenté leen fa di ngeen ko gëm donc waa Mbourkat waa Thiès ñu ngi leen di ñaan incha allah le 31 juillet voter la coalition Bokk Gis Gis mooy coalition bi nga xamante ni dina taxawal askan wi ak ñëpp parce que mooy coalition bi nga xamante ne ay mag ñu ngi ci ak ay ndaw ñu am xam-xam ñu am kattan ñu am détermination pare pour liggéey pare pour dee pour Sénégal ñu ngi leen di ñaan nag waa Mbourkat waa Thiès ngeen voté coalition Bokk Gis Gis sama wax nag du ci sori parce que am na yeneen programme yoo xamante ni ñu ngi ñuy xaar ñu war a nekkaat ci yeneen mais ñu ngi leen di ñaan une fois de plus waa Thiès voté leen suñu coalition bi mooy coalition bu baax bi donc président maa ngi lay sant di la gërëm soxna maa ngi lay sant di la gërëm yow mi nga xamante ni ñun ñoo nekk Bokk Gis Gis ak Fama ak waa UNR donc mooy parti président Mamadou Lamine Massaly mu nekk parti boo xamante ni nit ñu am jom ñoo ci nekk nit ñu am dynamique nit ñu am engagement depuis bi ñu coalisé ba tey yendalatuñu guddeetuñu fanaanatuñu chaque jour ñu ngi ci liggéey bi donc ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale seen bopp parce que jàppale ñu mooy jàppale seen bopp boobu ñëwee assemblée nationale incha allah lépp loo xamante ni bëgg-bëgg askan wi lay nekk ñun dinañ ci nekk loo xamante ni askan wi bëgg ko ñun bëgguñu ko donc ñun dañuy prôner pour une assemblée nationale de rupture assemblée nationale bu bees boo xamante ni dina am ay ndaw am ay mag ñu am xam-xam ñu pare pour dee pour Sénégal donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi tamit di sàkku ci yéen ñaan parce que li ñuy dëgmal nii ñaan ci la bokk de ndimbal tamit ci la bokk donc ñu ngi sàkku ci yéen ñaar yooyu ngeen ñaanal ñu ngeen dimbali ñu dimbal bi nag mooy élection ya ngeen choisir bulletin Bokk Gis Gis bi mooy bi nga xamante ni bleu blanc la ak gris am photo président Pape Diop sunu tur yi nag ñu ngi ci biir ñu leen di sant di leen gërëm wasalaam. nuyu naa leen yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant vraiment di kontaan ci daje tey bi di dalal jàmm bu baax a baax na sunu gan yi nga xam ne tey dañoo ñëw seet si ñu def acte boo xamante ne acte noble la ndax Mbourkat yàlla dafa def Mbourkat nekk benn bopp
mu nekk secteur boo xamante ni bii pratiquement ñëpp ay mbokk lañ ndax yàlla moo ñu dajale fii ci ay situation yoo xam ni wax dëgg yàlla mën nañoo wax ni dafa wër Sénégal ñëpp xam nañu histoire Mbourkat ak situation bi du mu demee. kon tey bu ñu demee ba tollu fii tey président Massaly ñëw dugg Mbourkat vraiment def fi acte bu noble bi acte bu rafet bi mënuñu lu dul du ko rafetlu mënuñu lu dul du ko kontaane parce que Mbourkat ku fi dëkkul xamoo situation bi nga xamante ni bii tey ñun population Mbourkat ñu ngi koy traversé muy tey jëndum ndox mi nekk fii kenn mënu koo wax kon tey buñ fi dugalee ndox dimbali nañu suñu yaay yi toog dimbali nañu jeunesse bi toog dimbali nañu ñëpp lañu dimbali te ndox moomu tey kooku tey sàkku ba ñu andi ko dugal ko fii ci biir Mbourkat kooku na xam ni jaamu yàlla gënu koo rëy jaamu yàlla gënu koo rëy te rawatina nga jël say kàddu wax sa kàddu ba pare ñëw réaliser li nga xamante ni loolu nga wax ak askan wi loolu vraiment ku yaatu dënn rek moo ko man kon président vraiment ñu ngi lay jaajëfal di la remercier ci acte noble bii nga xamante ni defal nga ko population Mbourkat di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla suñu borom defal ñun nag waa Mbourkat tey jii lii ñu nekk képp koo xamante ni bii dugal nga ci sa loxo ak ku mu mënti doon fu ñu taxaw dinañ ko wax ndax nag mbir lu baax ku ko def war nañ ko war a mën a fësal te lii des koy fësal ba àdduna wër nga këpp dégg jot ci kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag bu baax Bass Sow bu baax a baax ci taxawaayam ak détermination bi di sant bu baax ñoom Mbacke jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk fii nekk ñu déterminé wu vraiment nekk ñu engagé wu gëm le président Massaly kon vraiment ñu ngi leen di jaajëf bu baax di nuyu ñoom Padem di nuyu ñoom Dieye vraiment gars yi yëpp maa leen di nuyu bu baax di leen ziar ndax daanaka délégation bi ñi fi nekk genn wàll yëpp xam naa leen ñu ngi leen di jaajëfal wasalaam. Mouhamed Lamine Massaly di ko wax bisimilah fu ñu ko bëggee bisimilah fu ñu ko wóoloo bisimilah fu ñu ko yaakaare ñi ngi koy ñaanal yàlla ndam ak sutura moo xam fi mu bëgg a yegg yàlla ko fa yàlla yeggale dalal na suñuy xel tasul suñu yaakaar ndax bam ñu ko digee am na ñu gëmoon waaye am na ñu doon tiital di wax ne dañ leen di nax doomu waaye ñun ba ñu demee gisaat ko mu ñëwaat ne ñu carrément li ma leen waxoon maa ngi si la ma leen digoon ma am ndam ma am nguur du tee ma def ko ma ñàkk nguur du tee ma def ko booba ba tey ci la teg tànkam teggiwu ko kontaan nañu suñu xel dal na ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam di ko wax ne ñun ñëpp daal ñu ngi si ginnaaw Omar Sow ñu ngi si sa ginnaaw Maodo Lamine Massaly di la ñaanal ndam li nga bëgg yal na la yàlla defal lu kawe sa njort ci daraja Seydina Mouhamed suñu xel dal na kontaan nañu bu baax a baax di la ñaanal lépp képp loo xamante ne xéewal la si ndox wundu yal na ko yàlla def ay xéewal defal la ko ndam ci barke Seydina Mouhamed yow ak ñi nga àndal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi jégalu bu baax ndax wax mbooloo dafa métti dafa nakari waaye ñu ngi lay ñaanal di la wax ni incha allahu rabbi ñu ngi lay ñaanal la 31 ci ngoon incha allahu nga dégg wiiw ba jaasi fii ñun ñëpp ndam bi bokk ci barke Seydina Mouhamed kontaan